ceeb bi ak la ca jot a xew mi ngi jëm nag ci mi nga xamante ni mooy li amoon ci Covid 19 bi le juge d'instruction du premier cabinet a rendu une ordonnance de non-lieu dans l'affaire de la surfacturation du riz, estimant que le dossier ne pas suffisante pour justifier un procès. Les principaux mis en cause, dont les importateurs Rayane Hachem, Moustapha Ndiaye, Mohamed Jean et l'ancien d'âge Aliou Sow ont ainsi été blanchis à l'issue de l'instruction, mais le feuilleton judiciaire est loin d'être clos. Le parquet de la République a décidé d'interjeter appel relançant une affaire née durant la pandémie de Covid-19 autour d'une commande publique de 30 000 tonnes de riz évaluée à 2,7 milliards de francs CFA, une opération entachée à l'époque de soupçons de surfacturation et d'irrégularité dans ces procédures d'achat. Alors caporal coow li nga xamante ni moo amoon ci Covid 19 bi ci mbirum ceeb bi gannaaw bi nga xamante ni ne woon nañu am na lu toll ci 30 000 tonnes bu ñu jënd ngir jagle ko askan wi ngir mu nekk ndimbal buñ ca jugee nag am na ca lañ ca waxoon ne am na ay luux rek li ni mel ba tudd ci ñenn ñoo xamante ni jàpp nañu ni li ñu leen doon toppee bokk na ci wàllub li nga xamante ni rek moo di association de malfaiteurs rek maanaam mbirum corruption que li ni mel waaye daal démb juge bi dafa def non-lieu ndax jàpp na ne amul ay preuve yu am solo yoo war a mën a tax procès mën a am mais daal parquet bi moom nee na day def lii di appel maanaam bu ñu sukkandikoo ci information démb bi daal nañu jàpp ni ñi ñu tuumaaloon ci mbirum ceeb bu Covid 19 bi daal lii di juge moom pour l'instant seetal na leen. waaw jéey mu doon lu am solo mais sam il faut ñuy arrière ci ginnaaw mooy maanaam technique ki pendant ay weer nga xëy rek nga ne ko yoon seetal na la defoo dara. est-ce que waru am benn méthode premier ministre Ousmane Sonko ay jamono mu ngi ko raa ci opposition nee na ñun dañoo war a jàll ci neen maanaam jël benn Abdoulaye Diéré teg ko ci kaso ba dëgg xool li nga xamante ne moom mooy ay preuve comprend loolu benn la beneen affaire mooy nit boo bëggoon mu génne territoire mënoo fexe ba mu génne territoire boobu nen man d'accord nga ñëw ci nga ne gars yi da nga lay tuumaal bu fekkee da ngay joxe caution bàyyi ko fa nga dem ñu tere la génn réew mi heure bu la justice soxlaa nga ñëwaat bu fekkee yaa def ñu jàppale teg la kaso bu fekkee defoo mais li gën a feesal kaso bi am di ji jàllale wala message moo ñi nga xam ne da nga leen tëj ci kaso yi ba benn xëy rek ñu ne génnal non-lieu defoo dara ak affaire yoon la ñu la doon tuumaal amul ñu góor yu bëri même bu dul ñu bàyyi góor yu bëri ñu ngi ci kaso bi defuñu waxuñu comprendre dañuy xëy rek ñi tëdd ay weer ñi tëdd ay kaso ñi tëdd ay at ñu xëy rek ne leen kaay génn non-lieu defoo dara mais dans ce cas ñii moom dañoo joxoon caution ñu amoon nañu liberté provisoire ndax Moustapha Ndiaye joxoon na 700 millions ci caution Rayane Hachem ak ñi ci des ñu dajaloon toll ci 1,8 maanaam ñi moom amoon nañu liberté laata juge bi di prononcer parce que amoon nañu liberté provisoire voilà loolu message la bu ma doon jàllale mais sam mooy li may wax rek gis nga kilifa avant nga wax teel ay preuve ba pare nga doog a mën a wax ceeb bi amul lu ñu ci waxul sàcc nañ surfacturation nangam wax mujj gi ceeb bi côté ceeb bi moom leer na mais ak yeneen yoo xamante ñu ngi war a ñëw en tout cas daal comme que juge bi joxe na non-lieu Mansour Faye nice ñii itam nice kon alhamdulilah la ñu war a wax mais sam di félicité waat ñi nga xamante ñoom ñooy suñu kii rek parce que gis naa ne nekkuñ ci ay mbirum parparloo ñu ñoo nekk ci kii ak affaire doonu surtout li nga xamante ne moom mooy juge yi ñu ngi leen di ziarat bu baax a ji moo nekk lu am solo en tout cas juge bi def na non-lieu mais parquet moom nee na dana def ab appel vraiment pour contester lii di décision bu juge bi lu ci mënti xew rek voilà ñu bàyyi rek xool fan la wànnante ni mujjee ki gëtëm en tout cas newoon na loo xamante ne daal yëgaloon na un peu Sénégal ndax coowal ceeb beek yi ñu mel donc soxla woon nañ ñun sax sénégalais dañ doon wax naan dañoo soxla mu am li nga xamante ne moo di leeraay ci li ñu mel lu ci mënti xew daal mooy que ñun li ñuy sàkku rek mooy mu leer bu ko defee ñun ñu mën a xam carrément fan la dëgg bi féete ak itamit lan mooy réellement lii di problème mu ceew li donc ñu enchaîner ak suñu deuxième sujet jëm nag ci wàllu njàng meek njàngale le Sénégal recrute 8 000 nouveaux enseignants l'éducation au cœur du redressement national. Le gouvernement sénégalais a franchi une étape majeure dans sa politique éducative avec l'intégration de plus de 8 000 nouveaux agents en 2025
sous l'impulsion du président Bassirou Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko. Cette dynamique traduit la volonté de refonder l'école et de libérer l'intelligence nationale. Le recrutement exceptionnel de 500 000 enseignants chercheurs annoncé ce lundi par le ministre de l'Enseignement supérieur Daouda Ngom vient renforcer les universités publiques dès janvier 2026. Cette vaste opération complète par 6 000 enseignants recrutés par concours et 2 000 par appel spécial s'inscrit dans une vision stratégique à long terme. Elle vise à combler le défi aussi en personnel éducatif, réduire le chômage des jeunes diplômés et consolider le service public d'éducation. En parallèle, 200 formateurs rejoindront la formation professionnelle pour appuyer les filières prioritaires pour le gouvernement Sonko Faye. Cette offensive éducative symbolise le retour de l'État stratégique, de l'État stratège, plaçant le savoir, l'emploi et la dignité au cœur du développement national. Alaaji Caporal ci wàllum njàngale mi gis nañu ni ñu ngi doon jooy ñàkkub lii di ay jàngalekat moo xam ci njàng mu suufe gi ba ci njàng mu kawe gi université, mais gis nañu daal boobu ba léegi nguur gi bi ñu fi toogee ba léegi daal ñu ngi annoncé ay recrutement, donc 500 000 enseignants chercheurs pour université yi, waaye tamit ñu wax lu toll ci 8 000 enseignants ñu fas yéene ko daal di recruter pour daal mën a fexe rek ba wàññi lii di chômage bi, fexe créer emploi ci lii di jeunes yi, mais aussi ñi nga xamante ne am nañu ay diplôme ñu mën a am foo xamante ne dañ fa mën a dugg ci wàllub njàng mi ngir mën a fexe rek ba daanaka non seulement compléter déficit bi am ci école mais aussi tamit fexe ba chômage bi ñu mën ko wàññi. waaw jéey loolu am solo la parce que yaakaar naa itam nit ki doo dëkk sa àdduna si jàng ba xëy rek diplômé dem par exemple defi li nga xamante ne moom mooy cak-cak wala ambulant, parce que loolu gis nañ ko. comprendre mais bu ñu demee ba jamono ji ñu gis ñoo xamante ne au moins sax état bi mu ngi leen di xalaat jàng ba am diplôme, comprendre nga ñoo xamante ne jàng ba am diplôme toog fii nii di chômer, ñoom ñu ne léegi kat ci côté enseignement supérieur bëgg nañ cee recruter temps, ci li nga xam te moom mooy enseignement yi bëgg nañ cee recruter temps. Loolu day nokk loo xamante ne lu am solo la buñ koy xal di def itam amaana chômage dina wàññeeku ci lu bare tey ñu bëri ñi ngay romb ci mbedd yi ñuy jaay ay ambulant, ñuy toog ci moto yi ci cak-cak, xaaj bi yëpp dañoo yor seen li nga xamante moom mooy diplôme téye ko ca kër ga, comprendre loolu itam da ci am solo. mais aussi dëgg la loolu am na solo, mais aussi nañu xalaat ne réew mi maanaam problème dafa bëri ci côté éducation, manqué nañ li nga xam ne moom mooy ay jàngalekat. yenn écoles yi seen classe yi baaxatul, am na fenn foo xam ne ci ay baraak la ñuy jàngee wala ñii ci ay sàkket la ñuy jàngee. État bi itam na gën a dajale loolu yëpp incha allah mu jéem koo defaroon fu muy recruter enseignant. am na foo xam ne itam comme ni ma ko waxee manqué na ay salle, am na foo xam ne itam manqué na maanaam tey soxla nañ ay tabax ci ay zeng la ñuy jàng wala ci ay baraak ñi toog ci ay bidon ak lu ne. ñooñu itam ministre de l'éducation nañu jéem a gëstu ñooñu noonu tey. ñii bu ñu leen recruter itam fan lañ leen di loger par exemple fan lañ leen di yóbbu ci baraak yooyu wala ci sàkket yooyu wala yooyu yëpp ay interrogation la dans l'ensemble daal. comme que gars yi jóg nañu di recruter te incha allah loolu itam dinañ ci gën a bàyyi xel bu baax a baax, parce que lu bëri man bu may wax du ma waxal waa banlieue maanaam dëgg la naa wax banlieue mais au fin du Sénégal ci ay Kolda ay Vélingara ay zone boobu noonu tey amaana tey gars yi am na ñu fay yóbbu ñu góorgóorlu di liggéeyal seen réew, mais sam condition yu fay fekk wala école yu ñu fay fekk wala classe yu ñu fay fekk amaana itam du doon condition xam ne condition yu baax la. di leen encourager bu baax ci initiative bi nga xamante ne jël nañ ko itam. macha allah. alors mu nekk lu am solo Alaaji Caporal, mais aussi nga wax lu am solo aussi tamit par rapport ak enseignants yi bu ñu yokkee enseignants yi dëgg la, waaye tamit li jëm ci li nga xamante moo di màkkaan yi xale yi di jàngee aussi tamit gis nañu ni ñu ci bari surtout dëkk yi kawe yi du ñu am problème li nga xamante ne moo di am école yu jaar mais aussi tamit am aussi tamit li nga xam moo di environnement tey nag dañ naan un corps sain dans un environnement sain. xale boo bëggee mu jàng foog nga teg ko ci matuwaay yoo xamante ne ni tey mooy tax mu mën a jàng mu ànd ak dal. am enseignant kese doyut pour xale bi mën a jàng, mais aussi tamit foog mu am enseignant, mais aussi tamit ci cadre de vie bi muy jàngee foog mu nekk loo xamante ni moom du ci am benn problème wala mu ci sentir den loo xamante ni manquement leen. aussi tamit mooy que ni bu weesoo tamit li ñuy recruter nañu bàyyi xel bu baax a baax tamit, parce que déjà am na ñoo xamante ne xëy na recruter woon nañ leen
fan la mujj ñi def nañ formation par fan la mujj am na ñoo xamante ne nii ñi ngi doon sàkk li jëm si li nga xamante ne moo di seen niveau ñu xool nuñ ko yokkee maanaam ñu jël leen ci hiérarchie bi yóbbu leen ci hiérarchie bële bokk na ci loo xamante ne en tout cas ñoom ñi nga xamante ni ñoo di enseignant ñi ngi ko doon jàmbat gis nañu sax fan yi yëpp ñenn ca ñoom commencé woon nañu ay yëngu-yëngu lu ci mënti xew daal c'est quelque chose qu'on salue waaye tamit nag bu mu nekk loo xam dañ koy def rek pour bëgg koo def mais da nekk loo xamante ne en fait encadré nañ ko ba pare liggéey nañ ci ba mu mucc ay yëpp xam naa nag ay jàmbaar lañ dem man enseignant laa gis koo xam ne foo ko mënti sànni moom du kaas moom militaire ak police ak policier ak sapeur pompier foo leen mënti sànni ñoom dañ naa man sama réew laa liggéey da nga fay nekk mais fu ngi nekk foofu itam condition yu baax la laajte état moo leen mën a jox condition yu baax man gis naa ñoo xam ne ay Kolda lañ leen samay morom Kolda ñii Vélingara ñii Ziguinchor ci ay village mais aussi tam dañuy am amour jàngale dañuy dem foofu noonu mais aussi tam état bi tam na leen gën a accompagner ba fuñ ba école yi ñuy jàngale état yi taxaw ci loolu parce que ñoom ay jàmbaar lañ de sonn effectivement am na solo alors ñeex den ci loolu bu daam nga ci loo ci sànni jëm ci wàllum njàng xale yi gis nañ ñu nguur bi yees ki ñoom ñi ngay seq ay jéego fexe ba liñ naan ay enseignants yi manqué yooyu ñu xool nuñ ko mën a gérer moo tax ñu ne dañuy ut lu toll ci 8000 enseignants 6000 yi ci lii di concours la ñuy génnee 2000 yi day nekk lii di recrutement direct tey en tant que ndaw yi tamit xëy na nga nekk yi tamit jaboot tey noo jàngatee décision boobu. waaw loolu am na solo trop am na solo bu baax sax waaye xam nga xale yi moom il faut ñu accompagner leen rawatina tamit bërëb bu ñuy jàngee enseignants yi mooy lu kiy wax léegi rek sama xam-xam bëriwu si mais ay jàmbaar lañ ñoom lu ñuy jàmbat bëriwul waaye aussi tamit état bi il faut ñu def si seen kétalaay kàttan jàppale leen daal dimbale leen bu baax defar école yi comme ni ko kii waxee ndax man am naa ay rakk yi jàng am naa ay sœur estara waaw il faut ñu jàppale leen daal accompagner leen bu baax a baax a baax waaw loolu moo am na solo trop d'accord incha allah état bi